kon ñu ngi jaajëfal mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi di wax ne am na ku ñuy wax soxna Seynabou Diouf soxna Seynabou Diouf yàlla def mu nekk jigéen nekk ci gox ba dëkk Lambaye waaye di liggéeyee ci barab bii yombalal ñu tey suñu jataay fii tey kon dana jaadu ñu taxaw balaa ñuy jàll ci waxtaan wi jaajëfal ko kañ ko ngir taxawaayam bi nga xam ne taxaw na ko kon ci turu ki nga xam ne mooy président di Sëriñ Xaadim mu ngi koy jox ay jantam di ko jaajëfal ci taxawaayam gis nañ lépp kon bu fekkee soxna Seynabou moom it jege na fi te man cee jàllale ay kàddu ñu door a jàll ci Sëriñ Bassirou mën naa ñëw moom soxna Seynabou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi nag seen président sëñ Khadim Ndiaye di ci teg panélistes yi ma fi fekk yépp monsieur Dame Diouf ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan lool ci exposé bi macha allah. di leen sant ci lii ngeen xam ne moom ngeen taxawal di leen ci gërëm ndax nag te mënu koo gën a am solo ndax fi ñu toll li ñu jaaxal mooy xëyum ndaw ñi bépp père de famille wala bépp mère de famille bu nekk loolu def na kaa ci yow kon su ngeen ñëwee di ci waxtaan pour andi ay bunt yoo xam ne leen ndaw yi dinañ ci mën a jaare am liggéey dinañ ci kontaan ñun ñi nga xam ne ay mère de famille lañu dinañ ci kontaan ñun ñi nga xam ne ay père de famille lañu waaye monsieur Diouf dangaa wax sànq lu am solo jàng taxul a xëy liggéey ku nekk ak chance bi nga xam ne moom la la yàlla jox réew nag kenn mënu koo développer bàyyi mbay ak sàmm mënul nekk il faut que ñu fexe ba li ñuy dundee ñu koy bay ci suñu réew wàññi li ñuy jëgaani bitim réew loolu nag pour mu mën a nekk il faut que cadre yi dugg ci mbay mi ndax mbay moomu doonul mbay moo xam ne dangay gàddu gopp wala da ngay yor charrette mbay la moo xam ne dangaa war a yor ay tracteur kon mbay la moo xam ne intellectuels yi ñoom ñoo ko war a yor kon nag ñun waa Lambaye am nañu déjà chance bu ñu yàlla defal chance bi mooy lan suuf moo jafe nit ñi te am nañu suuf kon nag nañ defaat ci suñu xel delluwaat ci suñu dëkk exploité ji waat suñu suuf soosu ni ko monsieur Diouf waxee mbayum ñetti weer ci 12 ans mënta yor kenn il faut ñu fexe ba bu nawet bi wàccee itam ñuy continuer mbay mi muy maraîchage bi muy bio bi pour mën a yor bay lu yor Sénégal kon loolu itam nañ ko def ci suñu xel boole waale ci sàmm bi loolu mooy développer réew kon ñu ngi leen ciy ñaax yéen ñëpp ñu delloo ci waat ci suñu xel gën cee góorgóorluwaat di leen gërëm lool di leen sant ndax nag ni ko monsieur Diouf waxee rek waa Lambaye moom Lambaye moom jom rek jom liggéey fulla fayda kenn du leen fekk ci lenn loo xam ne ni le luñ leen di yedde la loolu moom alhamdulilahi rabbil alamina yàlla defal nañ ko ba suñu maam yi jógee dem toppi ci Serigne Touba liggéey fa it bi ñu ñëwee ñun itam xam nañu li ñu doon ba xam nañu fi ñuy teg suñu tànk kon alhamdulilahi rabbil alamin foog ñu ànd ñun ñëpp kenn ku nekk ca la nga nekk nga jàppale ca sa morom pour ñu mën a continuer pour développer suñu Lambaye ndax ñun nag dara ñoruñu rek lu dul Lambaye kon maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf wa salaam. jërëjëf soxna Seynabou kàddu yi am na solo ñun tamit ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ci barke Serigne Aliou Diouf Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane Serigne Momar Maana Mbaye suñ borom yàggal sa taxawaay ba lépp loo mënoon suñ borom yokk loole kon dañuy dellu si waat rek ci wax ji nga xam ne monsieur Diouf wax na ko te muy lu am solo muy Lambaye la fa nekk ci suuf nekk ko fa ci wàllu ay ndaw nekk ko fa ci ndaw yoo xam ne li ñuy wax détermination ak dogu am nañ ko
kon képp ku leen jàppale rek danañ dem te yaakaar naa ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ay pexe pour ndaw yi mën a am fu mën a jàpp danañ gën a dégg loolu te li mu mujjee rek muy lu am solo mooy xëy na information bi war a àgg ci ndaw yu bari àggul ci donte état ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu xayum ndaw yi ñu ngi def effort ñu ngi jéem di defi pexe waaye information bi dese na àgg ci ndaw ñi kon ñu ngi ñaan tamit ñu gën a wàcc gën a jege ndaw ñi ba loolu nga xam ne mooy problématique yi nga xam ne Bawol ak Sénégal yëpp dañ koy dund te muy xëyum ndaw ñi ñu fexe ci indi ay saafara kon xam naa ne dañuy wax ne rek ci biir waxtaan wi Serigne Khadim Ndiaye moom it di doomi Mekhe Lambaye moom it teew na ci te dina fexe nekk économiste moom it dana ñëw ci waxtaan wi kon damay daal di jox ki nga xam ne mooy monsieur Sow moom it mu daal di dellu siwaat ci pexe yi nga xam ne état war na ko mën a jël ngir mën a fexe ba lijjanti xëyum ndaw yooyu noonu nga xam ne problème la ci Sénégal kon monsieur Sow bismillah. mbokk yi fi teew maa ngi leen di nuyu lu ci nekk sa tur ak sa sant jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi fi nekk suñu sëriñ yi fi nekk di teg ci borom xam-xam yi docteur maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Fall collègue bi nuyu monsieur le modérateur di jagleel nuyoo nag président Khadim ci sama turu bopp ak pour mbooleem ñi nga xamante ne maa ngi ànd ak ñoom di liggéey wax dëgg yàlla initiative yu mel nii ku koy yëkkati ngay ndaw bépp ndaw foo mun a nekk da nga war a ñëw jàpp ñun loolu la ñu gëm bu sa morom ndaw nekkee ci benn initiative bu baax yow en tant que ndaw ngay def lu mel noonu da nga war a ñëw jàpp bi ngir que mbir mi mun a avancer ci tur boobu bi ñu wooyee en tant que ndaw en tant que ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ñoo bokk ci li ñuy liggéey naka la ñuy def ba ndaw ñi mun a am ci lu ñu jàpp ci loolu la ci laa fi ñëw maa ngi fi ñëw ci suma tur donc en fait ci wax rek as tuut ci li nga xamante ne xam nañu ko ci thème bi nga xamante ne moom lañ ñu jox. fi may njëkkee d'abord balaa maa ñëw ci thème bi mooy wax leen ne yéen waa Lambaye vous êtes réussi parce que lu mel ni yombul en fait bariwul fenn fooy dem ci Sénégal gis benn gox ñi fa dëkk daje ci benn place di def yu mel nii bu leen ko xeeb lu ngeen ko mën a multiplier ngeen yokk ko vraiment lii rek bu dakkul jàpp naa ne Lambaye moom chômeur dootu fa des. ci biir loolu ci thème bi ñu ma jox jàpp naa ne mooy pexem nguur gi yim lal ngir wutal ndaw ñi xëy pexem nguur gi yim lal ngir wutal ndaw ñi xëy loolu nag liñ koy laltaaye ñun ñëpp xam nañu ne depuis ay at yu bari population bi ni mu yokkee dafa gaaw ngay xool ne njaboot gi ni mu yokkoo dafa gaaw benn ñaareel bi da ngay gis ne population bi mën naa ne 52% wala 70% yi ci ëpp ay ndaw lañ kon population sénégalaise boo xoolee ñi ci ëpp ay ndaw lañ loolu nag bokk na ci yi nga xamante ne moom moo gën a indi la état bi jafe-jafe pour que jox ndaw ñi xëy boo xoolee ci lu ma mun a wax ci man ci lu ma fekkee mooy li ko jàpp 2013 jàpp 2021 bi ñu nekk état bi fi nekk bi mu ñëwee dafa am ay bànqaas yi mu fi fekkoon ay dispositifs yoo xam ne moom la fi nekkoon ngir que naka la ñuy def ba wutal ndaw ñi xëy bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy évaluer structures yi nga xamante ne moom la fi fekkoon te ñu jagleel ko ndaw ñi ñu gis ne structures yooyu yu bari dañoo bokk même mission mu waraloon ne état bi def benn diagnostic xoolaat structure yooyu lan mooy seen mission ak lan la ñuy def ak ban structure bu nekk lan la moromam di def boo xoolee au niveau du ministère de la jeunesse defoon nañ fi ministère de la jeunesse et de l'emploi et de construction citoyenne ñu dem ba ci biir ñu xaajaar ko def ko ministère de la jeunesse ci biir ministère de la jeunesse boo xoolee mission bi ñu ko jox mooy jàpp naa ne ñetti mission wala ñeenti mission la bi ñu jiitu mooy éducation citoyenne mooy nit ki ñu fexe nga xam yow yaay kan d'abord maanaam nite ndaw bi ci boppam mu nite xam loon moo ko lan la war a def ak lan lu mu war a def mooy benn ñaareel ci biir mission yi mooy li ñu naan action sociale maay fexe jàppale ci ndaw mi maanaam ndaw mi ci boppam
ci yi mu nekk mu naka la koy état bi di accompagner ba nga xamante dana ci mën a jëriñu boppam. boo xoolee ñetteel bi mooy fexe comme li ñuy waxtaane tey fexe ba ndaw ñi am xëy mais boo xoolee à partir de 2014 lu ëpp juróom benn wala juróomi structure yoo xam ne même mission lañ doon def ñoo fi nekkoon. mun nga cee bind ANAMA mun nga cee bind FNPJ mun nga cee tudd ak yeneen yu bëri mais à partir de 2014 ci la état bi tëggaat benn politique boo xamante ne da ko dijee ndaw ñi kese maanaam mu jël agence yooyu yëpp regroupé ko def ko benn agence tuddee ko ANPEJ ba pare créé waat yeneen agence yoo xamante ne day bool ñaar wàllu liggéey ak wàllu formation comme ni ko suma mbokk mi waxee def li ñuy naan 3FPT def aussi li ñu naan amoon na bu fi nekkoon mu gën koo yokk doole renforcer comme li ñu naan office national de formation professionnelle. moo taxoon ma bëggoon ne sama jawrin mu njëkk a jël kàddu parce que nit balaa nga mun a am liggéey aussi wala ci domaine boo mun a nekk da nga laaj formation da nga laaj ñu former la nga tàggatewu ci pour que li nga nekk nga gën cee xarañ. yaa ngi ci benn affaire bëgg nga mu jëm kanam. nan lay def ba dem kanam jàpp naa ne ku nekk soxla na ko ci biir loolu état bi mu ñëwee structure yi fi nekkoon da ko évaluer benn ñaareel bi mu renforcer yi mu nekkoon ñetteel bi mu créer yeneen structure yoo xam ne dañuy renforcer structure yi ci nekkoon. donc li mu njëkk a def wax naa ko bi mu xoolee dafa ñëw gis ne lu ëpp ci population bi ay ndaw lañu entre moins de 15 ans 18 ans ba 35 ans ñu gis ne loolu te yi fi nekkoon. comme di jël ay liggéeykat di fi ñu mun a insérer ndaw ñi bariwul boo xoolee tey ci ñu ci mun a joxe bari ku ci mel ni tey ay ministère de l'éducation moo fi nekk benn yu ci ndaw ñi mën a liggéey mooy concours élève maître bi ngeen di gis beneen bi ci des mooy secteur santé ku nekk xam na ne li muy jël bariwul moo taxoon état bi bu mu ñëwee ci politique pour insérer ndaw ñi mu gën a may dool li ñuy naan entrepreneuriat ci la créé li ñuy naan DER la délégation l'entrepreneuriat rapide mu jagleel ko ñaari couche muy ndaw ñi ak jigéen ñi aussi boole ko ANPEJ donc mais bu ñu xoolee loolu yëpp terewul jafe-jafe yi emploi fu ñu dugal ndawam ñi dafi ne ba léegi mais li ko waral jàpp naa ne sëñ bi wax na ko sànq mooy man ci li ma jàpp mooy ñaar benn bi mooy manque d'information ci côté état bi ak côté même ñi nga xamante ne ñoom mooy ndaw ñi ñaareel bi mooy côté qualification état bi li jàpp naa ne 2014 ba 2017 jafe-jafe yi mu gënoon a am mooy jafe-jafe qualification koo waxal mu ne la marketing communication laa jàng banque finance lii mais boo xoolee tey yi fi nekk structure yi nekk pour ñuy jël yooyu bariwul marketing commercial banque finance et cetera mais bariwul rarement ngay gis ci ndaw ñooñu ku lay naan man agronome la wala man lii la bariwul moo taxoon état bi gis ne wax dëgg yàlla war nañu changer waat ci politique emploi am war nañu changer waat ñi nga xamante ne tëggaat ci njàngin mi maanaam da ngay jàng rek commencé primaire jàng ba dem université mais yow amoo lenn loo mun amoo benn qualification boo am nañu xool créer des universités yoo xamante ne wax dëgg yàlla danañu tàggataan ndaw ñi ñu am ay métiers. te loolu nag du lu yomb am na loo xamante ne dafa laaj benn durée bu gudd dafa am loo xamante ne lii wolof yi di naan wala léppal naan jooni la war a doon donc pour que aussi ñu ñëwaat ci loolu dëgg-dëgg dañuy camper ci ñeenti yoo xamante ne jàpp naa ne moom la fi état bi teg muy lu ñu mun a dut baaram nee na mun na wutal ndaw ñi fu ñu jàpp bi ci njëkk mooy ANPEJ ci ministère de la jeunesse la bokk mais lan mooy mission mooy benn compagne bi ci njëkk mooy faciliter ndaw mi ci boppam naka lay def ba am projet benn ñaareelu ci mission am mooy fexe ndaw mi nga xamante ne dafa bëgg a tàggatu ubbi entreprise wala dafa am entreprise wala dafa yor idée projet mu boole ko ay conseil yoo xamante ne dañ koy accompagner bu dee dafa am idée projet amul projet ñu bindal ko projet bi bu paree bindal projet bi ñu boole ko structure boo xam ne dana ko mun a financer nga dem ñu financer la nga am sa projet beneen bi mooy li ñuy naan beneen bi mu ñu naan mener des enquêtes maanaam yow ñoom ANPEJ maanaam ñu fexe ñu xool naka la ñuy def yenn ndaw ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla am nañu lu ñu téye yor nañu des entreprises yoo xam ne ñu ngi jëmal seen bopp ñu dem ci seen côté accompagner leen démarrer nañu ñu accompagner leen ba nga xamante ne li ñu nekk dana mun a ñoŋ ba ñu mën a jël yeneen ndaw mais beneen bi ci des mooy DER délégation de l'entrepreneuriat rapide dañu gis ne DER ndaw ñu bëri
dañu doon am problème mu financement wala bu ñu demee dañu leen doon laaj garantie te ñun ñu ci bëri ñu xam nañu tey nga dem ci benn banque pour la garantie bi ñu lay laaj du ko am. ci président bi mu recevoir le conseil national de la jeunesse yàlla dogal na ne man maa ngi ci rencontre dañ ko jàmbatee jafe-jafe yi boobu ci la créé li ñu naan DER pour que ndaw ñi ci boppam léegi amatul ñu lay laaj ay garantie yoo xamante ne wax dëgg yàlla dañu la koy laaj ngir ñu financer la mais état bi moom mooy supporter garantie yooyu nga xamante ne yow ndaw mi boo ñëwee boo amee sa idée projet wala nga am sa projet dañu lay financer nga dem liggéey mais nag bu ñu la financer boo demee da ngay leb fay mais loolu ba léegi gis nañu ne biñ ko évaluer ba léegi am na jeexintal bi mu des bu baax a baax bi population mais dafa des jeexintal bi ci li ci des mooy da ngay gis ne ndaw ñu bëri dañuy ñëw rek dëgg der ñëw laajte financement fekk sax amuñ benn projet boo leen koy jox sama mbokku séeréer yi li ñu ci njëkk a jënd mooy téléphone. ci ku bëgg financement loolu aussi jafe-jafe la boo xamante ne wax dëgg yàlla ñu ci bëri ñu ngi koy gis. beneen jafe-jafe bi ñeneen ñi nga xamante ne njëkkoon nañu am ay projet ñu financé leen fayuñu duñu nangoo fay koo wax mu ne la xaalisu état la. loolu aussi beneen jafe-jafe la boo xamante ne gis nañu ne yu bëri ay sooxe yu bëri la yoo xam ne yi ci am mais li ci ëpp solo rek li ñu ci mun a wax loo xamante ne mun nañ ne nit mun na ci mën a jëriñu structure yaa ngi fi mais li des mooy ndaw ñi ci seen bopp ñu dem ci côté structure yooru boo amee sa projet nga bokk ci réew mi ci man li ma gëm war nga xool yow ndaw mi lan la état teg ngir yow lan la fi état teg yow nga gis ne lii kat état da koo teg pour man la benn nga dem fa xool yow lan nga fa mën a am mais ci biir loolu yëpp ci li ma ci ëppal solo mooy tey ci li nga xamante ne moom la ñu mujjee gis ci fan yi nuy weesu mooy am na politique bu fi état bi tegoon yaakaar ne politique boobu mu ngi régler ay jafe-jafe yu bari yaakaar ne am na ay ndaw yu bari yoo xamante ne bénéficié wu na ci ñu amoon ci yaakaar mais ci diggante bi ñu gis ne am na ay jafe-jafe yu ñu dugg mooy yi ci mbas mi indi amoon na ay ndaw yu fi nekkoon di koccal am lu ñu taxawal mais bi mbas mi ñëwee ñooñu dañoo ñàkk seen liggéey ñu gisaat ne aussi ci biir loolu am na ay entreprise yu fi nekkoon jëloon nañu ay liggéeykat ay ndaw ñooñu noonu tey dañoo wàññi ndaw yooyu amatuñu liggéey wala entreprise yooyu taxaw na mu juraat beneen crise bu mag ci diggante boo xam ne ndaw ñu bëri liggéeyatuñu en fait fekkaat fi ñi nga xamante ne ñoo doon liggéey ci biir loolu état bi dafa def li ñuy naan consultation territoriale maanaam dafa jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouverneur yeeg préfet yeeg yooyu nañ ko defal benn consultation boo xamante ne danañ ci waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy yëpp mooy ndaw ñi ci commencé ko ba ci suuf ba ci kaw pour que mu man cee jëlaat beneen décision yokk ci li ci nekkoon ci biir loolu ñun ñëpp gis nañu ne ci fan yële weesu ministère de la jeunesse lancé na benn fii ci Pikine benn lancement maison de la jeunesse boo xamante ne dañ koy def ci 45 départements yëpp te gis ngeen aussi président démb ñëw na ci même lancé bi maanaam fexe tabax benn maison de la jeunesse boo xam ne ndaw mi département boo nekk lépp loo soxla day am guichet unique maanaam DER dafay nekk AMPES dafay nekk FONSIP dafay nekk 3FPT dafay nekk ONFP dafay nekk maanaam jaratul ndaw mi nga xamante ne moo nekk ca dëkk ba wala nekk ci département bi ñëw fii Dakar wala ñëw AMPES di wut ci ay information wala di wut ci financement fi nga dëkk foofu nga nekk fa ngay dem ñu compagnie la ba nga mun a am sa financement mun a demal sa bopp donc je pense que ne loolu ci politique yu boo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñuy saluer la. beneen population bi ci an yi weesu dafa yokku ñaareel bi population bu sénégalaise ndaw ñi ñoo ci ëpp kon loolu bu amee rek wutal ndaw ñi xëy jafe-jafe ñetteel bi ndaw ñi bëree dañoo am problème mu qualification bi moo tax ñu renforcer ministère de la formation professionnelle ci ay centre comme ni ko waxee 3FPT ONFP centre de formation tel yooyu noonu pour que ndaw ñi am maanaam qualification ñeenteel bi mooy ndaw ñu bëri boo leen waxee rek ñu ne yooyu waxu kii la rek alors que amul kenn koo xam ne déplacé noo seeti loolu am na wala amul yooyu daal mooy jafe-jafe yi ndaw ñi am pour que ñu insérer leen c'est parce que li état bi teg ku ci nekk war nga ci mun a gis sa bopp war nga déplacé wu toi-même nga dem foofu nga xool lan nga ca mën a jëriñu donc loolu daal laa ci mujj bëggoon a wax monsieur le modérateur di leen féliciter waat encore une fois di rafetlu jotaay yu mel nii di wax ne ñun à partir d'aujourd'hui membre mouvement bi lañ fu ngeen ñu soxlaa danañu fa ñëw
fu ngeen ñu gis ne mun nañu fa dugal suñu loxo ne information ngeen soxla ci ñun ñu xam ko ci béréb yi ñu ne wala ci yeneen béréb suñu collègue yi ñuy liggéeyante ñun suñu buntu tëjaluñ ko benn ndaw su ngeen ñëwee danañ ci fexe lu ñu mën bekk information ngeen am ko accompagnement biñ ci man aussi danañ ko def incha allah merci beaucoup. merci Mbaye ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi ci am gi am solo ak disponibilité bi ak li nga tontu ci ay question yoo xam ne xam naa danañ ci ñëw parce que tamit du ñàkk ne ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu peut-être ñoom fi ñu bëgg ñu fay waxit mën naa am duñ ko laal des fois ñu am amit loo xam ne dañu nekk seen bopp ñu bëgg koo laaj kon loolu tamit dañ leen may ñu mën koo laaj ci suñu ñi nga xam ne ñoo nekkoon suñu gan ñi ci jataay bi. di nuyu suñu Ibrahima Khalilou Ndiaye di ko nuyu ñoo bokk benn dëkk Mekhe Lambaye di nuyu monsieur Sow ak monsieur Diouf di nuyu aussi sama nijaay docteur Pape Assane Ndiaye di nuyu aussi Pape Djibril Fall ak seen invité ak Issa Tine di nuyu aussi waa Lambaye yi fi day yëpp ak aussi sama mbokki promotion yi ma jàngandoo comme ay Mor ak ñoom ñëpp ñi ma tasee ay Mun Ndiaye xam ne ñoo bokk dëkk Mekhe kon day wane ne fii nii maanaam Lambaye yi ku ci nekk maanaam en miniature ñoo fi représenté wu te loolu lu am solo la dama xalaat ne comme daje bu mel ni comme yombul li ñuy wax daal li ñuy wax pragmatisme dafa am solo muy buñ fi jógee dañoo war a ñi nga xam ne nii seen xam-xam dañoo màcc ci wàllu entrepreneuriat ñu ne leen téye leen ne leen ñi nga xam dañoo am idée pourquoi pas ñu accompagner leen taxawal benn commission bu ndaw boo xam ne nii maanaam jeunes yi nga xam dañuy am idée nan la leen di accompagner ndax li ñuy wax tubaab di wax visibilité dafa am solo dafa am erreur yoo xam ne tamit état bi mooy responsable dafa am loo xam ne tamit jeunes yi ñooy responsable dafa am loo xam ne société bi mooy responsable li nga xam ne nii mooy état bi mooy responsable muy état bi ci boppam maanaam day def dara te du def saytu ndax loolu am na résultat wala déet day def dara te du ko saytu wala déet ndax entrepreneuriat dafa nekk sujet bu sensible boo xam ne nii ay scientifique dañ cee waxtaan ndax maa ngi lay gërëm di la sant bu baax ci thème bi ndax dafa tax ma documenté bu baax ci démb ci laa xam ne en réalité entrepreneuriat dafa nekk sujet scientifique boo xam ne nii économistes yi ak même li ñuy wax les psychologues sax dañ ciy intervenir ak les chercheurs yi nga xam ne nii ay physiciens dañ ciy intervenir donc sujet la boo xam ne nii du sujet bu yomb boo xam ne nii maanaam dañ koy décréter nekk nit ñi dañoo war a entreprendre maanaam sujet la boo xam ne nii li koy waral mooy première information bi may joxe mooy ADPME dafa def benn étude boo xam ne nii dafa remarqué ne maanaam 90% des petites et moyennes entreprises maanaam entreprises yu ndaw yi buñ leen créé avant juróomi at yëpp dañuy dee maanaam ku créé benn entreprise par exemple 2020 balaa 2025 entreprise yëpp dañuy fay donc premièrement dañoo war a xool lan moo waral loolu je pense que il faut pas ñu xool très loin mais il faut ngay xool au niveau des quartiers jeunes yi nga xam ne dañuy am entreprise souvent da ngay toog ba si yàgg sa doo leen gisati donc loolu ay jafe-jafe la kon Bernard Arnault dafa wax lu am solo muy borom xam-xam bu nekk France mu ne entrepreneur boo bëggee def entrepreneuriat il faut nga d'abord nga am idée bi nga am xalaat bi d'abord ci benn domaine nga am ko ci wàllu agriculture wàllu maraîchage wàllu bay te au même moment xalaat bi nga am na ñeneen ñu ko am donc lan mooy am différence bi entre man mi nga xam ne damaa am xalaat keneen dafa am xalaat différence bi mooy jëf mettre en œuvre donc soo waree dem pour mettre en œuvre nag li ñuy wax xam-xam nag fan lañ lay wooye te côté boobu nag la état bi defee pour man foofu la ñu war a xaare état bi muy formation damay joxe benn exemple très clair boo xam ne nii man je l'ai vécu Mekhe yi ku ne gis na ne ñu dëkk Mekhe duñu ma bàyyee moo wax leneen suñu kër naaga dañoo am benn tool boo xam ne maraîchage la dama gis ne suñu groupe bu mbootaayu naaga dañoo bëgg a liggéey mais xamuñu nu ñuy def li ma njëkk a xalaat mooy ñu ne ñoom dañuy bay waaye chaque jour ñu ne ma jarul nga ci sonn ndax doo ci am dara chaque jour daaw defoon naa ko nangam ma ne leen man dinaa ci am dara parce que su may def dara damay dem ki ko xam ma ne ko kaay ñëw def ko donc loolu mooy différence bi amul benn secret li ma njëkk a def mooy damaa am xarit boo xam ne ni dafa spécialisé wu ci maraîchage Pape bi samay liggéey ma ne ko ñëwal nga formel man jigéen ñi mu déplacé wu Dakar benn journée ñëw formé leen
kon état bi mënoo ne kaay leen jël formation kaay leen jël financement kaay leen jël financement te yow tegoo des prérequis nécessaires pour ñu former les jeunes loolu mënul nekk parce que maraîchage du loo xam ne nii da nga koy dalay neex rek nga def ko maraîchage dafa am technique d'arrosage heure bii nga war a arroser heure bi ci ngoon nga xam ne jant bi day sox nga xam ne bu xëyee day màgg am na ñoo xam ne ñu mel ni ñu sant Diop dañuy xëy rek arroser jàpp ne nanga mën a ay technique la yoo xam ne ay xam-xam la yoo xam ne da nga koy teg pour xam fan ngay jaar pour def maraîchage ñaareel bi aussi entreprise yi ci boppam dañ ko war di xalaat ni ñu koy tegee boo xoolee embauche par exemple comme ku mel ni Lambaye nga xam ne mën naa def maraîchage mën naa def embauche mën naa def aussi li ñuy wax transformation des coques d'arachide parce que gis nañ ci yeneen région yoo xam ne nii ñu bari ñoo xam ne nii dañuy bu traite gerte gi ñëwee ay entrepreneur lañ dañuy teg ay camion jël dem banque am financement jënd plusieurs tonnes décortiquer ko kemb bi ñu denc ko xooliti ñu transformé ko yeneen produit ay savon yu mel noonu kon yooyu ay xeeti xam-xam la yoo xam ne ni jàpp naa ne Mekhe Lambaye mën nañu ko def te it lii nga xam ne ni mooy responsabilité ñi nga xam ne ni ñooy kilifa Lambaye mooy fexe ba nu ñuy accompagner loolu yooyu initiative par exemple Lambaye pour man tur bi nga xam ne ni am na ko war naa mën a am centre d'incubation boo xam ne ni li ko tax a jóg mooy former jeunes yi nga xam ne dañoo bëgg a entreprendre yow da ngaa bëgg a def teinture kaay ñu defal la formation de 2 mois wala 1 mois nga dem defi teinture yow da ngaa bëgg a def maraîchage kaay ñu defal la formation de 3 semaines nga dem defi maraîchage da nga bëgg a def embauche te gis ngeen ne ñi nga xam ne dañoo xam-xam seen xam dafa wàcc ci wàllu mbay dañ ay ingénieur agronome na ñoom dañ koy jàng pourquoi Lambaye mënta mobiliser ay ingénieur agronome ñi nga xam ne ñoo nekk Lambaye ñoo ne leen kaay leen former ñi nga xam ne dañoo bëgg a def embauche ñi nga xam ne dañoo bëgg a def bay pourquoi pas loolu jàpp naa ne loolu coûté bi dara tey dafa am loo xam ne ni suñu responsabilité ñun la en tant que jeune te ñu mën koo def te duñu coûté dara beneen exemple bi may joxe mooy ñun dañu ragal échec muy jeunes yi dañu ragal échec parce que gis ngeen ne pays yi nga xam ne dañoo développé ci entrepreneuriat mooy pays yi nga xam ne nii ñoom échec c'est très normal par exemple aux États-Unis da ngay échouer en moyenne 5 fois avant ngay réussir alors que en France ou bien en Europe da ngay échouer benn yoon peut-être France moo ñu xaw a wàll ci côté boobu da ngay échouer benn yoon avant ngay décourager alors que aux États-Unis da ngay échouer 1 2 3 6 fois 7e fois bi ngay réussir les meilleurs entrepreneurs américains wala anglo-saxons ñoom ils ont échoué en moyenne 5 ou 6 fois avant ñu réussir 7e fois donc en tant que jeune bu ñu la defalee formation nga am financement da nga boo échouer c'est très normal parce que am nga xam-xam boo xam ne ëllëg boo koy defaat di nga ko def exemple bi ma ciy joxe pour revenir maraîchage bi man mii bénéficié wu naa ci formation ba xam nan la ñuy defee maraîchage nan la ñuy jiwee kaani nan la ñuy jiyee patate nan la ñuy jiyee salade te yooyu yëpp ay technique la yoo xam ne jàpp nañ dañ koo xam te xamuñu ko. Imaginons ñu organiser les femmes de Lambaye en groupement ñu def des pôles agricoles compétitifs par exemple. Daaru ñu ne ko yow kay yaay spécialisé wu salade ak leneen Mekhe ñu ne ko yaay spécialisé wu embouche Lambaye te pourtant loolu jàpp naa ne lu yomb la ci opportunité bi nga xam ne nii DER def na ko donc dama jàpp ne du ma guddal mais dama jàpp ne daje bi war naa jur njariñ ci idée yooyu nu ñu koy accompagner c'est très facile nga ne ko nit ki pour man financement mooy li gën a yomb ci àdduna mooy gestion le jour beneen affaire ndax boo amee financement de 10 millions booy def entrepreneuriat du loo xam ne nii maanaam du la neex la da ngay jënd ak jaay mën nga perte mën nga di dem di jaay prix bi wàcc nga perte kon dafa laaj formation boo xam ne nii métier bi ngay def ak formation en gestion le jour nan la ñuy defee bénéfice nan lañ boo amee nan ngay demee banque yi nan ngay defee technique commerciale au moins nan ngay defee affiche ci WhatsApp xam nga sa produit ñun bi ñu ko defee daaw dañoo def benn vidéo def benn affiche bu rafet te yooyu noonu ça ne coûte rien mais ça apporte beaucoup maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. jamono jii nga xam ne dëkk bi réew mi dañuy wax benn pompe boo xam ne ñu koy wax insertion des jeunes l'employabilité emploi des jeunes pareeguñu noppeeguñu rek waa Lambaye jóg di ci bay seen waar donc waa Lambaye gàcce nga lama waa salaam gàcce nga lama man nag li may wax rek xëy na du bari parce que Lambaye xëy na
li may faral di wax tout le temps fa mu toll ak ci seen njàmbaar ci seenu tur dayoo ba boo demee tollu fa lan moo tax du dara am nañu ay initiative mais peut-être information yi souvent mu daam wax na ko monsieur Sow wax na ko analystes yi fi jaaragul wax nañ ko il faut information bi jàll parce que ñu ngi fiy wax tey formation professionnelle mais man dama jàpp ne Lambaye vraiment amuñu culture formation professionnelle lu tax da ngay ñëw pàkk ba rek lañ xam commerce te dañ leen war a inculquer valeur yoo xam ne tey boo waree jàng da ngay jàng boo jàngee ba pare nga wut formation bi parce que xëy na jàng rek doyul parce que am na ñoo xam ne wax nga ko ci sa bi ngay développé ne situation yi dafa dem tel parce que foo dugg tey amuñu même caractéristique familiale bi. wàllum côté politique parce que dégg naa wax intervenant yi ñu ci doon wax dañuy wax politique de l'État di wax ay direction yoo xam ne créé na ko ak yoo xam ne ay financement la mais pour man des fois problème mu information yoo si am beneen bi nga xam ne mooy stop mooy aussi côté état loolu nag faaw dañ koy daal ak loxo parce que quand même du doon wax ju ñuy raay mooy bu dee dañuy teg benn ay kuréel yoo xam ne pour financer ay jeunes la jeunes yi bu ñu demee ba benn instant gisatuñ ci seen bopp yaakaar naa day jot ñu taxaw reculer war xoolaat ko bu baax a baax est-ce que réellement am na njëriñ parce que bu fekkente ne def nañ bilan moo xam DER moo xam FONGIP moo xam beneen ak beneen ba noppi yooyu yëpp gisoo ci njëriñ boo xam ne xëy na dina ko am ci la jeunesse yaakaar naa day jot ñu taxaw xoolaat ko parce que dañ ne état moo war a jiitu ci lu ñuy wax ci emploi xëy na mënul di joxe emploi mais mën na fexe ba créer les conditions ba nit ki mën a amam xëy loolu yaakaar naa lu war état la te xam nañ bu baax a baax yan mécanisme la ñuy jaar pour mën ko joxe beneen bi toog mooy côté njàng mi yaakaar naa ñu fi teew ñëpp ñu ngi ko doon wax sànq ci njàng meeg njàngale mi déjà mi ngi sooxe mais xawutal méngoo ak ni nga xam ne noonu la ñuy liggéey parce que bu fekkente ne da ngay jàng ba am sa diplôme boo paree di wuriwaat ab formation yaakaar naa loolu itam des fois jafe-jafe lay doon ci jeunesse bi mais nag dama koy faral di wax lu ci bari diplôme dañuy teree liggéey muy man muy keneen ak keneen man li may liggéey du woon li nga xam ne moom laa doon jàng université ak ñeneen nit yu bari bari ci samay morom loolu nag peut-être xëy na ambition lay doon ci jeunesse bi mooy boo jàngee ba am diplôme ba pare liggéey bi nga xam ne moo présenté wu ci sa kanam nga xam ne lii moo fa sës yaakaar naa dañ koy jël mooy li wolof di wax naan kuy waajal la boo ko taal di jaasi dañuy jàpp pour mën a génn ci géej loolu nag jeunesse bi faaw itam ñu di ko jàng bañ a toog rek ne yor naa diplôme tel wala def naa phase def naa université LM def naa fac lettres def naa nangam loolu yaakaar naa lu war a mën a tege nee la xëy na nag Lambaye dafa nekk benn zone boo xam ne ci Bawol la parce que ñun ñëpp ñoo bokk même zone bi njàng bi bëri ko woon am na suñu benn professeur dañu doon wax naan ñoo 10 ñoo ci réussir ci sama classe loolu mu nekkoon lu nga xam ne luñu doon métti la day xool classe bi ne 10 a ñuy jaar ñooy maanaam jàll ba am liggéey loolu nag xëy na peut-être am na ci dëkk yu bëree bari parce que ni njàng meeg njàngale bi doon demee moo waral ba pour nga dem day jafe benn di nga bàyyi jàng ngir am jom beneen bi di nga bàyyi jàng ngir say morom bàyyi nañu ñu commencé tekki beneen bi toog mooy di nga bàyyi jàng xëy na ngir bëgg a teral sa ay waajur loolu nag bu dajee ci ndaw loo xam ne ndaw lu Bawol la am jom yaakaar naa bàyyi jàng dina ko yomb ñi ngi wax sànq ci ay solution bi ci gën a yomb mooy entrepreneuriat parce que nag buñ koy wax itam yaakaar naa yàgg nañ di wax terme entrepreneuriat mais ñu bëree bëri xamuñu ko nit ki faaw mu jéem a jàng itam di wutal boppam ab liggéey ginnaaw bu tàggatoo ba noppi mu jéem a xool naka lay def ba mën a am liggéey korkoral dala loo xam ne di nga ci mën a wut loo ci jàppandi xëy na nag bu ñuy wax Lambaye diggante ñaxab mexe ceeb ak yeneen mbir yi nga xam ne moo ko wër yëpp dinañ xam ne entrepreneuriat foofu la fekk baax parce que boo waxee tey pàkk Lambaye wax buntu Pikine wax feneen ak feneen yaakaar naa di nga xam ne kat bu ñu naan entrepreneuriat au Sénégal kenn mënta bàyyi ginnaaw waa Lambaye parce que ñi ngi créer seen ay yëfu bopp di ca liggéey loolu nag dafa jara encouragé mais beneen bi topp association ngeen yore bu fekkente ne association la déjà fii ciy gën a yomb aussi mooy xëy na jéem a xool naka la ñuy def ba mën a boole doole yi ngir créer dara loolu nan lañ koy créer xëy na mbay a ngi fi leneen a ngi fi loo xam ne nañ ko mën a financer association bi ba nga xam ne tey ñi nekk ci association bi ku ci nekk di nga ci mën a jàpp ca la nga ci disponible
parce que am na ñoo xam ne xëy na ñi ngi liggéey ci état am na ci ñoo xam ne ñi ngi liggéey ci seen bopp am na ci ñoo xam ne ña nga ca dëkk ba di jàngale wàllum arabe ak yeneen ak ku ci nekk secteur ba nga xam ne fa nga nekk yaakaar naa di nga ci mën a jàpp parce que bëri na ay dëkk yu nekk léegi ci Sénégal am na soxna su ko wax sàng mbay bokk na ci loo xam ne war na ko mën a développer daa am sut benn chroniqueur buy wax naan y a beaucoup de rien au Sénégal loolu nag xëy na bu ko waxee dina def reetaan mais boo jëlee autoroute bi nga wuti xombol jàll ba Lambaye di nga xam ne bëri na ay rien yoo xam ne moo fi nekk mooy suuf soo xam ne dana yàmbalang te amul dara lu fa nekk loolu nag yaakaar naa war nañ mën a xool naka la ñuy def ba mën ko transformer état da ciy jàpp ak ay financement ak xëy na dimbali bi nga xam ne moo ko ci war autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci localité itam ñu jéem cee jàpp parce que nag ku wax Lambaye dëkkuma fa mais xam naa ne am na lu bari lu fa manqué tur wi moo sut jëmmi dëkk ba boo fa demee di nga gis ne déjà tali yi xëy na xaw naa jafe lool ngir nit dem fa diggante altu ndàngal ma ba ñaxab yaakaar naa xaw na jafe lool ngir nit jaar ca yoon woowu noonu loolu nag xëy na autorités yi ñoom ñoo ko mën a régler malgré que nekkuñu fi mais jeunesse bi quand même war nañ takku bu baax liggéey dañu xam ne kat suñu réew la parce que bu ñuy wax nag patriotisme yaakaar naa du benn parti rek moo ko moom patriotisme ñun ñëpp a ko bokk tey képp koo xam ne ci Sénégal nga nekk yaakaar naa tu es un patriote wala tu dois être un patriote képp koo xam ne si réew mi nga nekk aussi tu es un citoyen heureusement nag dafa ñëw si période boo xam ne xëy na mën naa ne peut-être président moo copié ci yéen parce que ñi ngi wax wàllum entrepreneuriat insertion formation ñu ne dañuy financer la jeunesse dinañ jàppale la jeunesse dinañ dimbali la jeunesse kon dem nañ ba xam ne jeunesse bi jàppale leen ngir ñu mën a liggéey mooy doxalum réew parce que nag bu fekkente ne sam réew xëy na tendance yi dafa inversé wu ba nga xam ne jeunesse bi moo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo ci des boo jàppalewul la jeunesse am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne bis boo koy am moo la koy teg loolu nag yaakaar naa lu ci bokk la kon pour man faaw ngeen jëm a xool naka ngeen di def ba nga xam ne fi ngeen di dugal li Salam Lambaye di dajale wala ñi nga xam ne ñoo nekk Salam Lambaye ku ci nekk mën a gis sa bopp ci biir kuréel gi nga xam ne moom ngeen teg parce que loolu itam lu am solo la mënuñu teg benn kuréel boo xam ne bon dañuy dajale ay koppar rek mais du ñu gis loo xam ne moom lañ ciy teg mënu leen defar tali parce que du seeni compétence xëy na forage àggagu leen fa àggagu leen ci yenn yi mais mën ngeen a commencé ca la nga xam ne moo nekk seen doole moo xam ci ay tool la moo xam ci loo xam ne xëy na njënd ak njaay lay doon ci dëkk ba wàllum boutique wala yeneen ak yeneen bu ko defee kat association bi dina dem ba xëy na mën na ci gën a yaatu ku ci nekk bu ci gisee boppam di mën a financer boppam di mën a participer boppam aussi ci association bi yaakaar naa mën na dem ba àgg fu kawe seen jot te loolu lu mën a nekk la parce que nag c'est la jeunesse sénégalaise quand même te on a une jeunesse boo xam ne bu am doole la bu bëgg réewam la bëgg liggéey malgré que nag bëri na ay tuuma yu ñuy ngàll ci ndoddam mais pour man du dëgg parce que nag jeunesse bi kenn gënu leen a bëgg seen réew kenn gënu leen a bëgg a liggéey mais nag bu fekkente ne liggéey ba gisoo ko booy ñàkkee liggéey Sénégal wala say waajur ba max la sax finalement nga dem ca géej ga duñ la bàyyi sax ngir nga dem géej ngir mën a tekki ji Europe dañ lay refoulé waat loolu nag xëy na métit yooyu noonu bu fekkente ne nit mi ngi koy boole dikk ci dëkkam bu liggéeyee ñu di ko sonal ak i impôt ki juuteeg yu kenn xamul beneen bi topp mooy boo dajalee ak néew xëy na wàllum nguur mën naa jaare fële jël ko wala ñi nga xam ne xëy na ay borom yu barke lañu mën nañ la ëpp doole nungu ko wàllum suuf seeg yooyu loolu itam beneen jafe-jafe lay doon kon pour man bon xëy na guddal nañ ba noppi du ma ne duñu guddal mais nag nañ jéem a xool nag dañuy def rek ba dëkk bi développé Lambaye jëm ca kanam yaakaar naa loolu lu am solo la ci Salam Lambaye jërë ngeen jëf. yaakaar naa ne assise moom li ñu ci def bari na lool ci Sénégal forum tamit li ñu ci def bari na lool séminaire bari na lool fii may wax ak yow sax nee nañ conseil présidentiel bi demati nañ ci séminaire yi conclave bi waaye du lu bees waaye bu ñu paree après dañuy gis ne dañ koy jëlaat defaat ko ci tiroir yi loolu moo xew depuis 1960 donc maa ngi leen di nuyu bu baax di sant sunu borom bu baax ci teew ci jotaay bi di kontaan trop aussi bi ma fekkee Issa Tine nga xamante ni suma jeune frère la mën naa ko wax ci métier bi ma koy suivre aussi de très près di gis liggéey bi muy def ma koy rafetlu lool di gis progression tamit di ko bàyyi xel bu baax naam li ñuy jokkoo bariwul waaye saa bu ñu jokkoo rek dinañ waxtaanee loo xamante ni lu am njëriñ lay nekk lu am solo lay nekk di gërëm bu baax sëriñ Khadim Ndiaye bi nga xamante ni moom def na yitte yu bëree bëri daanaka sëñ Khadim xam naa ne moom il m'a presque tapé sur les doigts pour ma ñëw waaye sant naa yàlla bu baax bi ma agsee ndax man lii mooy suma quotidien daanaka bu dul Dakar tamit du ma toog
weekend bi lu ci bëri weekend du ma fekk Dakar ndax yu ci mel nii rek moom mooy déplacé ci biir réew mi mu nekk loo xamante ni lu am solo la. bëggee goxam fonk ko di ci yëngu di ci jóg di dal foofu la économie di tàmbale boo demee tey ji dëkk bu mel ni Maroc di nga gis ne li ñu gën a rawe nit ñi mooy une territorialisation des politiques publiques foofu du slogan de foofu réalité la fa marketing territorial it du fa slogan réalité la fa 61 ans d'indépendance mais ñun ñëpp d'accord nañ ne dem Lambaye dafa war a jafe d'accord nañ ne Kolda dafa war a sori d'accord nañ ne Tamba dafa war a sori ba nit mën naa judd ci réew mi ba faatu du dem Tamba nit mën naa judd ci réew mi ba faatu day dégg fongali mi rek buñ bëggee tudd nee nañ yee fu sori te soriwul nous sommes sur 196 000 kilomètres carrés dëkk bi réyul waaye ñun ñoo d'accord sunu sous-développement dañ ci am consensus ko dañu war a taxaw fii bi ñu màggalee Touba ren ba ci suba gi ma taxaw ci résidence Cheikhoul Khadim ci kaw ma gis nit yu bari taxaw fees dell ku ne bëgg a ñibbi ma gis ñuy topp bus yi ñuy topp Njaga Njaay ñuy topp ma ne lii indicateur la ci sous-développement parce que ñëpp tey pour ñu ñibbi benn moyen rek la ñu am mooy tali bi oto loolu indicateur la je parle sous le contrôle des économistes réew yi développé yëpp da ngay am choix ñii oto la ñuy jël ñii train la ñuy jël ñii TGV la ñuy jël ñii tramway la ñuy boo demee Maroc tey le Maroc a réceptionné son 212e train 212e train te am na TGV am na BRT am na tramway ak autoroute nag au vrai sens du mot au vrai sens du mot avec des ponts boo demee ba gis le pont Hassan II da ngay xam ne ñii liggéey nañu loolu lan moo ko indi lan moo tax Kenya bii nga xamante ni ci ay années 90 rek boo jeexee ba mel ni man dañ naan la xanaa Kenya nga dëkk parce que famine baa ngi leen sonaloon Éthiopie xoola Ethiopian Airlines tey qui n'a rien à envier aux autres xoola Rwanda fi ñu jógee ak lu ñu mën di discuter parce que ñun aussi dañu am beneen difficulté bu ñu am mooy saa bu France ne tel dëkk démocrate rek ñun ñu ne démocrate bu France ne diw dictateur la ñu ne ñun dictateur la c'est ça aussi notre problème sunu prisme moo doy waar loolu moo tax dama bañ lool débat bu ñuy tudd bilan matériel réew yi développé yépp ña liggéey seen liggéey ba mu jéggi dayoo doo leen dégg mukk mais Chine ci biir Covid bi tabax na hôpital en 10 jours un hôpital de référence dégg nga chinois yi ñu tudd ko ci seen bilan man tey jii du ndam ci man ma jox suma njaboot ñu lekk ba suur naan ba màndi su ma leen joxee ñu lekk ba suur naan ba màndi dama war a xoggaliku mel ni ku def ndam déedéet sama ndam mooy bés bu ñu toll bés bu sama njaboot tollee ni man lan laa leen teggil ci coono loolu mooy sunu responsabilité boo yu nekkee autorité tamit loolu mooy sa responsabilité moo tax honnêtement su fekkee ne bëgg nañu développer wala bu fekkee ne dañoo bëgg fii ak bu ñuy fêter sunu 120 années indépendance entre guillemets lu mel nii dina amaat seen sët yi dinañ ñëwaat jógee Lambaye ñëw toogaat fii di waxtaan parce que rien n'aura changé absolument rien parce que on n'est pas sur l'essentiel ba pare dafa am lu ñu manqué te ce qui est fondamental ci njiit mooy empathie ak solidarité yërmande fan lañ ci toll ci yërmande bi ñaata nit xëy na tey ñoo dëkk Lambaye ba ñu réussir entre guillemets ci lañ leen Lambaye ñàkk fa ñu nekk sax dañuy am difficulté wax ne ils sont de Lambaye li may wax nii dama ko xam parce que dafa am fu ma ko gis du dëgg loolu ci problème yi la bokk parce que li ma jàpp mooy bu fekkee ne ku nekk day xeex ngir am dara pour daw wala boo amee dara boo ñëwee sa kër sax da ngay gis ne li nga ciy gën a financer mooy sécurité parce que yëg nga ne nekk nga ci zone d'insécurité parce que yow rek ci am ñëpp a ñàkk te gars yi duñ la ko bàyyee noonu day yomb yàlla na boo jël li ñëpp moom nag nga aaki moom moo tax foog nga jël booy seeti sa yaay sax da ngay wut sa garde rapproché bu métti booy dugg sa kër yaay parce que jàpp nga ne li nga yor moomoo ko ñëpp ko bokk yow nga jël ko téye ko ŋànk ko mais gars yi dañ koy jëli malheureusement loolu mooy indi des situations d'insécurité
donc pour man les questions sont très simples li tax ma tudd Lambaye noonu tudd son capital humain mooy tey jii bu fekkee ne Lambaye commune la ñan ñoo composé sa commune lan mooy seen budget lan mooy seen fonds de dotation kan moo yor seen commission environnement kan moo yor seen commission sport kan moo yor seen commission jeune kan moo yor seen commission femme lan mooy avenir u magul Lambaye soo may tul ko ci feebar Dakar ngay ñëw sa doom bu amee dara ñëw jël la indi la xale yi it seen xeex yépp mooy fexe ñëw fii jigéen ñi koo ci gis mu am 25 ans mel ni ko am 50 ans ndax liggéey bi moo métti loolu mooy la situation dans laquelle nous sommes moo tax bëgguma dégg mukk tamit ñu naan état may nañu état mayu leen dara li muy def obligation la du solidarité état may nañu lañ war a bàyyi ak di compter nombre de kilomètres de route te dinaa leen wax léegi fan la ñu ko jëlee gis nga colon bi mu nekkee Sénégal ak Afrique surtout Afrique francophone ñoo ëpp problème ñëpp Afrique francophone daanaka réew moo ci dem ñoo bokki problème ndax ba tey jii ñun ak France dañ ne cordon ombilical bi dañ ko dagg parce que bu ñu ko daggee rek moom mu faatu France ñun rek la yaakaar bu ñàkkee Sénégal ñàkk Côte d'Ivoire ñàkk Guinée boo demee Guinée tey ba gis la mu am ci richesse mais ba gis ci situation bi Guinée nekk mais tu as envie de pleurer dañuy wax ne mooy château d'eau Afrique mais Guinée boo fa demee li gën a yomb mooy ay jigéen romb la yenu ay butéelu ndox amuñu ndox parce que France la dafa am lu mu ci bëgg parce que ñun ñoo koy alimenter Sénégal tamit c'est la même chose loolu moo tax ma jàpp ne on n'aborde pas les vrais problèmes te fi muy tàmbalee tamit mooy on ne nomme pas les choses dañ koy contourner rek di def taf yëngal wala soit nga ñëw bëgg lu neex nit ñi nga waxee ko neneen c'est pas vrai, c'est pas conforme à la réalité, c'est pas du tout conforme à la réalité. Loolu moo tax ñu am une grande responsabilité par rapport ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk waaw ñi nga xam ñoom ñoo leen dénk composition seen conseil municipal un capital humain de qualité moo fa war a nekk ñoo xamante ni mën nañu lire budget ñoo xamante ni mën nañu jàng budget ñoo xam mën nañu structurer financement waaw am na ci loo xamante ni nit mën na koo def ba réussir ci mais échappé solitaire rek lay nekk sur 100 kenn ay génn léegi ñëpp nee nañ entrepreneuriat ñëpp nee nañ financement da ngay xool ba ci biir xam ne ñun dañuy caaxaan rek parce que bu fekkee ne conseil présidentiel moo nar a régler loolu lañ leen gëmloo ne moo nar a régler les problèmes des jeunes après depuis 2012 xamuñu woon ne lii am na ci réew mi mooy problème am na ah nañu bàyyi caaxaan yi